salaamaaleykum mbokk internet Seneweb TV seneweb.com tey nag ñu ngi daal di am mbégte dalal leen ci benn waxtaan nag bu ñu nar a daal di sekk ak benn groupe bi nga xamante ni CODAS la tudd ñu ñëw nag mu ëmb famille Adji Sarr ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci société bi ngir rek indi jàppandal Adji Sarr moomu ginnaaw Ousmane Sonko coow li ko lëkkaleeg moom mu jëm ci mbirum viol ginnaaw sorteem bu mu def nag gëjoon nañ koo dégg tey nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy indi jàppandal daal di fas yéenete addu jëmle ci wàll wi ñu am tey ki nga xamante ni kon moom moo di Serigne Mbacke Madina Diouf bokkee kon Serigne Mbacke Madina Mboup kon moom la ñu am mu bokkee ci CODAS mu ñëw tey ñu fas yéene weccanteek moom ci kàddu jëmle ci mbirum Adji Sarr ak lëkkaleeg Ousmane Sonko ku lañ koy indi jàppandal ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di nuyu mbokku internet yëpp yuy suivre seneweb.com di leen jaajëfal bon vraiment di wax ni kontaan nañu trop ci invitation bi ngeen ñu defal ñu ngi leen di ci remercier di leen sant. ñu gis ne benn association la bu mag boo xamante ni CODAS la François Hélène nekk na ki nga xamante ni mi ngi ci bopp ba waaye yéen tey da ngeen jóg ngir àddu jëmlee ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko lu tax ngeen xaar ba tey jii door a wax ci mbir mi. waaw xaaruñu ba tey ñu doog a wax ci mbir mi xam nga CODAS mi ngi juddu le 18 mars 2021 soo xoolee coow li mi ngi commencé woon le 2 mars le 3 mars la coow li commencé woon bi coow li tàmbalee ku nekk xam na ni Françoise Hélène Gaye dite Wheeler dafay xeex bépp forme injustice di porter bépp combat patriotique loolu moo tax bi problème li bi coow li amee comme Sénégal am na ay association de défense de la femme ñu déglu leen ab diir bi nu gisee ni benn association yëngutuwu ci Françoise ci initiative am ak ci habitude am mu daal di wax pour ñu former CODAS bi ñu former CODAS muy collectif de défense des droits de Adji Sarr ñu commencé porter le combat wax dëgg yàlla di gëstu mbir mi ba mu leer yebal ay ndaw ñu dem ci famille Adji Sarr ñu porter combat bi kon loolu yaakaar naa ni tooguñu ba tey ñu soog a porter combat bi yàgg nañ ko porter. lan moo tax ngeen bëgg a wax tey. li tax ñu bëgg a wax tey ñun ñi ngi doon wax tout le temps parce que soo xoolee réseaux sociaux yi ñi nga xam ni ñoo nekk ci camp wu Ousmane Sonko dañu ko accaparé woon mais depuis quelque temps sénégalais yi constaté nañu ak àddina bi que ni réseaux sociaux yi moom jël nañ ko ci ñoom pour rétablir la vérité wax nit ñi li nga xam ni moo am ñuy intimider nit ñi di saaga di invectiver di calomnier ñun nag loolu du suñu mbir ñun suñu mbir mooy lépp lu ñuy def dañ koy def ci yar def ko ci teggin mais avec des arguments solides ñun tooguñu ba tey ñu soog a commencé di wax yàgg nañoo wax képp koo xam ni yaa ngi fréquenter réseaux sociaux yi xam nga ni le groupe CODAS ak aussi le groupe soutenant Adji Sarr ñi ngi yëngutu bu baax a baax a baax. alors tey jii nee nga loolu moom moo leen yëkkati mais ndax dafa am leneen loo xamante ni bees na ci mbir mi. mbir mi kañ li ci bees mooy tey jii sénégalais yi seen bët mi ngi commencé ubbeeku yéen xam ngeen ni ku ñuy wax bëgg baay il faisait partie des lieutenants des insulteurs publics de Ousmane Sonko mais bëgg baay ci boppam moom moo génn wax ni sénégalais yi le projet bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko porté doonul projet am ñi ko porté woon tur wi ñu ko tuddee woon bu ngeen ko xamoon yéen ñëpp di ngeen xotti seen carte te nee na c'est un projet boo xam ni c'est dangereux pour le pays c'est dangereux pour les sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi ñun nag lu mel noonu duñu ko gisee li ñu war en tant que patriote en tant que citoyen mooy taxaw jaamaarloog ñoom à tout prix lépp loo xam ni ñoom dinañ ko ci def ñun jaral nañu ko parce que ñun on veut la stabilité sociale on veut la paix dans notre pays bëgguñu Sénégal mel ni yenn pays yi bëgguñu mu mel ni Côte d'Ivoire meloon bëgguñu mu mel ni Mali meloon ca jamono yee bëgguñu mu mel ni Congo ñun li nu bëgg mooy un pays boo xam ni jàmm dafay am avant tout. tey ñeen a ngi wax ni yéen CODAS da ngeen a jël seen ay tànk dox
dem wutali fi nga xamante ni moom moo di dëkk Adji Sarr ginnaaw sorti bu mu def bu mujjantal bi gisaatuñu ko mu def beneen sorti yéen ba ngeen fa demee est-ce que dañ leen a jox ay information yu yees yoo xamante ni mën ngeen koo wax soit mu nekk ci Adji Sarr wala ci Ousmane Sonko mi muy taqal jiñ ko ci wàllum viol. waa ñun li ñu intéressé mooy xam nga ñëpp dégg ngeen Sénégal ñu naan Adji Sarr am na benn doom Adji Sarr da doon sëy tas mais ñi nga xam ni ñoo demoon ca dëkku ñoom Adji Sarr fekk fa ay imam fekk fa chef de village bi vraiment fekk fa ay nit ñu baax fekk fa ay mbokkam ay véritable mbokkam wax nañu ni Adji Sarr mësul am doom Adji Sarr mësul sëy Adji Sarr ku jubla nekk taalibe Baay ñoom loolu la ñu xam ci moom c'est contraire à ce que nit ñi li ñuy véhiculer ci réseaux sociaux yi di def ay montage di jëndal Adji Sarr ay mbokk alors que Adji Sarr ay véritable mbokkam li ñu wax mooy Adji Sarr mësul am doom mësul sëy Adji Sarr ku jubla ci li ñu ko xam bi muy ñëw Dakar bàyyi jàngam daf fi ñëw di liggéey comme beaucoup de villageoises loolu moo ko indi woon Dakar mu nekk fi nekk ak ay waajuram li tax nag ñu dem ca dëkk ba aussi groupe bii ndax nit bala nga ni naam da nga fay nekk biñ koy xeexal am na magam boo xam ni ñoo bokk baay muy Famara dafa bokk ci groupe bi sàkku ni ñoom comme nit ñi liñ wax ji bari na bëggoon na wax dëgg yàlla ñu góorgóorlu dem ca dëkk ba pour xam dëgg gi fu mu féete xam nga ñooñu bañuñu mbir mi leer parce que dañ ñoo ñaan ni dem leen ca dëkk ba su ngeen demee ca dëkk ba di ngeen fa fekk imam di ngeen fa fekk chef de village di ngeen fa fekk ay jàmbur yoo xam ni donte ñoom ak Adji Sarr ñoo dëkk bokku ñoo moom ba ñu fa demee li ñu wax dafa leer Adji Sarr contrairement à li nit ñi di véhiculer ci moom Adji Sarr du façon boobu loolu lu bees la. mais Adji Sarr fekk ngeen ko ci dëkk ba ngeen fa demee. non Adji Sarr ñi nga xam ni ñoo demoon ca dëkk ba fekk ñu ko fa man mii bokk naa ci ñi waroon a dem ca dëkk ba yàlla def ma am dëj ñi demoon muy Ousseynou muy Baslat Dior vraiment ba ñu demee mais fekk ñu Adji Sarr ca dëkk ba ndax Adji Sarr Dakar la nekk di fi liggéey mi ngi Dakar. Adji Sarr mi ngi liggéey ba tey. mais Adji Sarr xam nga ni yow actuellement nii ak réew mi ni mu demee ak mbir yi ni mu demee Adji Sarr ñun xamuñu exactement ndax mi ngi liggéey wala liggéeyul li ñu xam daal mooy Adji Sarr mi ngi Dakar te li ñu xam aussi mooy Adji Sarr yéen xam ngeen ni ku porté combat bu toll ni combat bi Adji Sarr porté waroo nekk n'importe où waroo balaak comme on dit parce que wax dëgg yàlla Adji Sarr est devenu une cible pour certains Adji Sarr est devenu benn nit boo xam ni su deful attention su xamul fi muy teg tànkam mën nañ koo faagaagal loolu moo tax ñun affaire u Adji Sarr ñun ñi war a gérer loolu ñi ngi koy gérer ñun gérer wuñu sécurité Adji Sarr gérer wuñu fi Adji Sarr nekk CODAS su dossier bii passé danoo bëgg a nekk benn association boo xam ni day défendre les droits de la femme parce que ñun li ñu gis mooy association yi doon défendre droit de la femme bi mbir mi amee kenn yàbbiwul kenn yeyul yàbbi ci kenn waxu ci te am nañu ay écho comme quoi association boobu ñi nga xam ni ñoo leen di gën a jiite am na luñ doon xaar ci régime bi fi nekk defalu leen ko ba ñu mere ko moo tax waxuñu ci mbir mi ñun nag ay citoyen lañu yoo xam ni li ñu bëgg mooy képp koo xam ni dañu jàpp ni dañ la néewal doole wala dañ jàpp ni war nañ laa rendre justice dinañ ci jàpp ba ñu rendre la justice dinañ ci jàpp ba nit ñi xam fan la dëgg féete. mais ñun lu ñu gis ci Adji Sarr tamit mujjantal bi ñu ñuy càmbar mbiru dossier bi yëpp gisuñu ko wax nañ ko léegi am ngeen ay information ci moom ndax ñu ngi doon wax ci fan yi ñu weesu dafa feebar ak yu ni mel certainement ku gis famille wam dinañ la wax dara ci mi ngi ci jàmm wala nekkul ci jàmm. waa xam nga moom nit kuy dund moom di nga feebar waaye dafa feebar ak feebarul xam nga koo gisul nekkoo ak moom mënoo xam ndax dafa feebar wala dafa wér loolu ñi nga xam ni ñoo naan dafa feebar xam naa ni ay nit ñu ñi ma yàlla nañu parce que koo gisul noo mën a xam ndax dafa feebar wala dafa wér loolu moom ci intoxication bi la bokk loolu ci benn bataille médiatique gu ñenn ñi la bokk ñi nga xam ni Sénégal ràññee na àddina ràññee na ni ñoom seen lépp ci ay sos ak wuruj ak nas loo xam ni du dëgg ci lañu ko tënk te loolu xam nañ leen ci c'est le camp de Ousmane Sonko loolu nit ñi xam nañ ko ñoom lépp lu ñu wax tey la preuve Ousmane Sonko nee na
mois de mars ci la dem ci salon ba di maase wu Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ni yor na ñetti tur ndax tudd na Fina Coulibaly tudd Ami Diop tudd Absa Diagne moom nee na le 12 août la Ousmane Sonko ñëw muy tabaski ci la ñëw foofu ci salon ba pour maase wu Ousmane Sonko moom nee na au mois de mars je crois le 20 mars la wax xam nga loolu ñooñu loolu lañ tàmm maanaam yàgg nañ ñu servir tey benn plat bu subaa ñu wax le contraire loolu ci ñooñu buñ nee Adji Sarr dafa feebar ñoom la engagé ñoom la engagé. mais est-ce que tey jii nii ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Adji Sarr subir une pression ndax tey bu ñuy wax ginnaaw yéen ñi jug tey indil ko ay soutien ak ñi nga xamante ni moom mooy organisation féminine yi gisuñu ñu ñeneen ci ñi nga xamante ni ci famille moom la ñu bokk dañuy subir pression wala. mais ñi bokk ci famille am déggoo ma ne la Kodas ay famille Adji Sarr ñi ngi ci maamam mi ngi Kodas grand frère am mi ngi ci ay dëkkandoom ñi ngi ci kon kañ ñooñu ñi ngi porter combat bi. mais dañu gis ni ku àddu jëmle si mbir mi dañuy mel ni kuy acharné wu ci sa kaw ci surtout nga nekk ci côté wu Adji Sarr moo tax ñuy laajte boobu question ndax subiruñu pression. waaw xam nga ñooñu di acharné wu ci kaw nit ñi ñooñu moom loolu yàggee nañ ko mais ñun nag suñu bopp yàlla lañ koy dénk nous sommes des croyants ñun loolu mënuñoo yëngal loolu du suñu problème ñun daal li ñu xam mooy nous sommes des sénégalais épris de paix et de justice tey jii nii mbir mi danoo bëgg mu dem ci kanamu yoon ñu àtte ko xam fu dëgg gi féete ku tooñ ñu teg la ci yoon ki tooñ ñu jox la sa dëgg loolu mooy suñu problème quant à nag am na ay pression moom yàgg na pression yow xam nga ni tey jii pression bi sax wàññeeku na mais boo gisee seen mbokk journalistes yi ñu bëri ñimewuñu àddu ci affaire bi dañ lay saaga di la menacer Mati 3 Pommes lu tax mu porter plainte lan moo tax mu porter plainte ay doomu aadama yoo xam ni dañoo bokk ci camp wu Ousmane Sonko ñoo koy woo di ko menacer di ko saaga ba mu porter leen plainte loolu nag ñun loolu ñuluguñu loolu yëngaluñu nous sommes des sénégalais nous sommes des citoyens li nga xam ni dañ ko bëgg a def muy défendre Adji Sarr dara mënuñu ko tere def ñun nous allons défendre Adji Sarr jusqu'à la fin waaw te gëm nañ ni justice sera rendue. mais da ngeen jàpp ni kon partisan wu Ousmane Sonko yi dañu bëgg a berner la population ci complot bi nga xamante ni moom la ñu wax jëmee ci affaire bi. mais loolu sénégalais yi xam nañ ko kan la ñu wax ni moo def complot Macky Sall dama ni retourné leen ngeen déglu Ousmane Sonko moom moo ni bala maa bëgg a dee nit dem def tooxi doonaam ba pare bëgg a ñëw naan danuma complot pourtant bi mbir mi amee man ñii nekk sama ay nawle xam nañ ni dama nekkoon ci benn panel di défendre Ousmane Sonko en disant que demul ci salon bi Ousmane Sonko jël 3e ci ab élection présidentielle demul ci salon ba mais ba mu génnee ba confirmer ni dem na fa te aussi maître Tall waxoon na loolu que ni demu fa il n'a jamais mis les pieds ci salon ba Ousmane Sonko génn confirmer ni dem na ca salon ba ñun ab salon de beauté xamuñu fa pour dem di fa maase wu man booba laa démarqué wu xam ni kii vraiment li nu koy jiiñ man de duma justice duma ni moom la mais en tout cas teg na fa benn tànk ndax warul woon a dem ca salon booba dem na fa moom moo ko affirmé ñun loolu amuñu ci problème léegi la justice en tout cas va faire son travail point barre. donc yéen amu leen confiance ci Ousmane Sonko ci lépp li nga xamante ni génnee na ko ci ay kàddu. mais ñun kàddu yi Ousmane Sonko di génnee nan lañ ciy amee confiance kàddu yoo xam ni yow miy wax sax da ngay contredire sa bopp soo waxee lii tey bu subaa nga wax lii ba pare da ngay ñëw di lay ba mu demee Touba lu mu wax sëñ bi waxu ko ni ko ñi dee maanaam 14 yi 10 yëpp ay murid lañu mais mi ngi accuser murid yi dafa mel ni murid yi rek ñoo doon manifester parce que ñoom rek ñoo ëpp ci ñi dee loolu c'est des allégations très graves ñun ñu jàpp ni nit koo xam ni noonu nga mel soo waxee lii tey wax lii suba tey nga doon salafiste suba nga doon murid ginnaaw suba nga doon leneen kooku moom mënta wax loo xam ni ñun dañ koy gëm ñun daray Ousmane Sonko man très sincèrement en âme et conscience man Ousmane Sonko ne m'inspire plus confiance amatuma ci moom benn wóolute
parce que Ousmane Sonko nekk na benn doomu aadama boo xam ni wallahi azim li muy wax moom mi koy wax sax xam na ni ça ne tient pas la route waaw toujours mu dugg ci loo xam ni da koy wax tey ëllëg ñu gis mu def le contraire loolu nit kuy def noonu ñun mënuñu am ci moom confiance. justement sax ñu ngi ko daal di tere ngir mu génn réew mi ci kon ndaje bi nga xamante ni fas yéene nañ koo amal waxtaane ci wàllum éco interdire nañ ko ngir mu def boobu voyage yéen ban gis-gis ngeen ci am. mais gis-gis bi ñu ci am mooy moom il a été inculpé ñu defal ko interdiction de sortir du territoire loolu kañ su ba muy dem di bind. Le juge pour génn sax moom xam na ni kenn du ko autoriser te aussi ma wax la benn affaire avant affaire boobu di am est-ce que mas ngaa dégg Ousmane Sonko mu dem ci benn ndaje ci sous-région bi benn ndaje bu Ousmane Sonko dem bu am importance na ko wax sénégalais yi problème bii am muy wut bunt pour génn réew mi moom xam na ni sax xëj na day tâter le pouls surtout moom moo taxaw wax deuxième vague nitu fit la nit kuy wax ay deuxième vague est-ce que di nga ko permettre muy génn réew mi loolu bu ko juge bi defoon sax sénégalais yépp génn ci moom il ne doit pas sortir du territoire ñun gëm nañ ni dañ ko war a traiter pour mu génn ba keroog ñu koy juger nañu def enquête yi def jugement bi bu ñu ko juger su fekkente ni deful dara waaw léegi nag nu golo xam boote ko doomam waaye fi mu nekk nii comme dañ koo inculpé defal ko interdiction de sortie du territoire warta génn dëkk bi nañ waxante li fi nekk loolu régime bu fi mën a nekk doo nangu loolu nit koo xam ni ay problème am na fukki nit ak ñeent du benn nit ñàkk ci seen bakkan ñi ci gaañu kenn xamul nu ñu toll ñi nu jàpp kenn xamul nu ñu toll nga ñëw di ñaan pour génn réew mi ñu lay bàyyi pour nga génn pour lan. kon ce dernier mot ñu laaj la ko jëmee ci wàll wi lan mooy nekk lu ngeen prévoir ngir gën a mën a corser combat bi ngeen tàmbali. ñun combat bi ñu tàmbali mooy dinañ ci def suñuy moyen dinañ ci def suñu doole dinañ ko jox gëdd ba képp koo xam ni sénégalais nga te xamoo mbir mi ni mu demee ñu leeral ko ci sa bopp parce que fi mu nekk nii campagne d'information de sensibilisation et de désintoxication moom la ñu war a def ndax ku ne xam na ni ñoom ñi ngi ci réseaux sociaux yi di sos di def ay montage bon vraiment di def ay vidéo yoo xam ni da nga koy xool sax xam ni lii du dëgg bërki démb rek génne nañu benn vidéo di wane Adji Sarr waaw kenn nag mënuñu def émission te tiré lu ñu ko le foulard ndax jigéen la muy Françoise Hélène Gaye Françoise daan na défendre Ousmane Sonko ndax moom bañ ko dàqee bokk na ci ñi ko doon défendre ci ñiy défendre toutes les causes justes ci la bokk mais Françoise tey jii nii Françoise initiative bi moo ko jël Françoise initiative bi mi ngi ciy def ay moyens di ci def temps am Françoise dégg na ci saaga dégg na ci menace dégg na sax ñu ni ko dem banaan ko seen kër dañ koy taal ak affaire yu kenn xamul te pourtant elle porte le combat ñu koy tiireel nag le foulard di ko sargal di wax ni combat bi sunu dernier mot mooy képp koo xam ni tu es un Sénégalais épris de paix et de justice boo ci mënee def ay moyens parce que voyage yi ñuy def ak activités yi ñuy def yépp dafa laaj ay moyens yéen xam ngeen ni l'argent c'est le nerf de la guerre te ñi nga xam ni ñi ngi ci groupe bi am na ay soutien yu mag yoo xam ne andil nañ ñu ko y a aucun politicien nag qui est derrière nous ñun citoyen la ñuy woowuñu politicien waaw képp koo xam ne mën nga ñu jàppale ci combat bii ñuy def ba ñu mën a def ay sorties médiatiques mën a def ay plateau mën a génn ci dëkk bi def ay campagne d'information de sensibilisation nga jàpp ci mu am ay jigéen ay jàmbaar yu nekk à l'étranger et partout Sénégal gi am na ñu ci nekk di jàppale CODAS ak ay góor yoo xam ne ñi ngi ci panel yi ñi ngi def appel aussi bépp citoyen boo xam ni da nga bëgg a dugg ci panel yi xam nga ni ngay contacter Françoise boo demee ci page Facebook am envoyé ko message mu wax ak yow su amee ku la xam ku wóor pour nga bañ a nekk infiltré mën nañ la dugal ci panel yi ndax panel yi ñu yor ay panel yu dul jeex la ñooñu daal ñi ngi leen di gërëm di leen sant parce que jigéen ñooñu ay jàmbaar lañu panel yi lu nekk moo ci nekk ñi ngi leen di saaga di leen menacer
di leen xooqatal mais teewul ñu jël seen courage dañuy nekk ak ñun ci panel yi di waxtaan vraiment di partager ay information di dox ci dëgg di wane fi dëgg gi féete di jël ay information di ko jàllale pour sensibiliser seen mbokku jigéen yi ak seen mbokku citoyens yi nga xam ni xëy na xamuñu mbir mi ni mu demee ñooñu ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla mu aar leen. ñu ngi lay remercier bu baax mbokk yi ñu doon suivre ci Seneweb TV seneweb.com ñu ngi amoon ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbacké Madina Mboup nekk ca CODAS di kuréel goo xamante ni dafa ëmb ñi xeex ngir rek mën a indi jàppandal Adji Sarr famille wam itam ñu ngi fi di leen jaajëfal yéen ñu doon suivre.